wane lañu di gëmunu leen lu dul lii ñuy bégal saa yu ne. ONG bii di CEGID lëkkaloo ak World Vision ci ndimbalu Union européenne ak rajo Afia FM ñoo leen di digtal ay série d'émissions ñeel wàllu métital ak abus sexuel yi ñuy teg tuut tànk yi alxamis lay doon ci weer wu ne bu juróomi waxtu jotee jàpp juróom benni waxtu Maimouna Sarr Malo dina ci dalal ñi nga xam ne seen xam-xam màcc na ci wàllu woowu waaye it ay sociologue ngir rek ñu taxaw seetlu jafe-jafe yooyu tuut tànk yi di dund waaye it ñaax askan wi ngir soppite ci wàllu woowu ONG CEGID ak ay partenaires am. asalaamaaleykum auditeur ak auditrice rajo Afia ñi ngi leen di jaajëfal di leen ziar di leen nuyu bu baax a baax di rafetlu safoo beeg faale bi si li nga xamante ni moo di rajo bi di rajo Afia FM ñuy àddoo fii ci Grand Yoff immeuble Enda Graf ñu dikkaat nag tey ak suñu émission yi nga xamante ni dañ koy def ba tey suñu lëkkaloo ak ñi nga xamante ni ñoo di waa CEGID di centre de guidance infantile et familiale muy nag ay waxtaan yoo xamante ni dañu koy def saa su ne ngir waxtaanee lépp loo xamante ni nekkin la jëm ci xale yi seen taxawaay ci li nga xamante ni moo di société bi ndax ñoom it gis na ni daal bari na ay fitna wala ay métit yoo xamante ni ñi ngi koy teg seen kaw nekkul loo xamante ni lu jaar yoon la kon mu jar saa su ne ñu ciy waxtaan ca nam waree tey ji nag li ñuy waxtaanee ba tey wàllu xale la waaye dafa jëm ci abus sexuel yi nga xamante ni nemmeeku nañ ko maanaam ni ñuy sàkkoo xale yi rawatina ci li nga xamante ni moo di l'école yi ban rôle la ban taxawaay la si jàngalekat bi war a am tey jii loolu lañ fas yéene waxtaanee man ak samay invité bokk na ci ki nga xamante ni moo di Sophie Ndiaye moom xam ngeen ko mi ngeen ko ci plateau bi moom muy représenté ñi nga xamante ni ñoo di waa CEGID keneen ki nga xamante ni tey dalal nañ ko muy ab enseignante di Linda Ba madame Mbodj moom di enseignante collège Émile Viviane Badiane xaar yàlla nekk fii ci Grand Yoff nekkit présidente li nga xamante ni moo di SCOFI di ab programme boo xamante ni maanaam scolarisation des jeunes filles maanaam taxawaay gi war a taxawu ba xale yu jigéen ñi dem jàngi l'école waaye it daal di des ca l'école ba mën a continuer seen njàng ca nam waree ci tàmbali rek damay jox ki nga xamante ni moo di madame Mbodj Linda Ba mu daal di nuyoo ak suñuy auditeur di bàyyi ki nga xamante ni moo di Sophie mu daal di nuyu suñuy auditeur ak auditrice. merci Mame Sey maa ngi lay nuyu di la ziar. di nuyu également suñu fidèle auditeur auditrices yi nga xamante ni tout le temps ñoo ñuy bàyyi xel di ànd ak ñun di ñu suivre tout le temps à travers Afia FM. di nuyu également sama invité muy madame Ba Linda. madame Mbodj Linda. et puis am na aussi sama beneen invité xam naa mu ngi ci yoon bi. monsieur Faye. xam naa sans plus tarder dinañu fekk ci biir émission bi merci beaucoup. jërëjëf Sophie madame Mbodj ñu koy jaajëfal tey li ñuy waxtaanee wax naa ko mooy li nga xamante ni mooy rôle maanaam taxawaay bi nga xamante ni jàngalekat bi war na ko ci mën a am ba xale boobu saa bu amee fitna boo xamante ni teg nañ ko ci wàllum sexualité ban taxawaay la ci li nga xamante ni moo di jàngalekat bi war a am damay tàmbale waxtaan bi ak kii di Linda madame Mbodj gis nañ ni bu ñuy wax abus sexuel c'est vrai mi ngi am ci mbedd yi mi ngi am ci biir kër yi mais léegi gis na ni tendance bi dafa mel ni dafa tourné wu ci li nga xamante ni moo di l'école yi donte ne am ngeen ci taxawaay waaye nan nga gisee déjà abus sexuel yi nga xamante ni nemmeeku nañ ko en milieu scolaire. foo dem ñu ngi koy waxtaanee mais yaakaar naa ne ñun ñi enseignants yi am nañ ci rôle buñ ci war a jouer daal. pour ñu pallier à ça. je pense que enseignants yëpp a ngi ñaax sama mbokku enseignants yi. xool élèves yi comportement woom nan lay comporté woo ci classe bi bu amee changement ci classe bi. xam nga jéem ko jege nga jouer rôle parent rôle de mère aussi. xam nga jéem a jege sa élèves yi daal. waaw parce que ci école bi yow yaay seen parent yow yaa leen war a guider. yow yaa leen war a sensibiliser. et aussi pour man enseignants yi war nañ di waxtaan ak élèves yi. ñu waxtaan ak ñoom avant ñuy tàmbale cours yi ñu jéem a waxtaan ak ñoom conseiller leen. et aussi dans la classe ñu xool élèves yi bu baax parce que élèves yi moom am na élèves yoo xam ne bu ñu amee changement duñ ko ñemee wax seen parents yi boo gis ci ñoom yenn changement yi nga jéem leen woo jéem leen côtoyer xam nga jéem a xool daal lu waral changement bi ci élève bi waaw loolu daal lay wax sama mbokku enseignants yi ñu jéem a sensibiliser dans les classes pour
xamal élèves yi lu bëri daal pour ñu mën a moytu lu bëree. mais madame Mbodj dañoo gis ni c'est vrai par li wax naa ko sànq enseignant bi moo war a taxawu xale bi mais enseignant bi si boppam gis nañ ni léegi moom mooy teg loolu xale bi. waaw loolu nga wax noonu tamit loolu moom doy na waar torop bu fekkee enseignant bi nga xam ne moo war a éduquer moo war a joxe le bon exemple. fekkee moom mooy dellu encore di def loolu affaire moom doy na waar. xanaa aussi ñun enseignant yi ñu jéem a xam lan mooy suñu rôle. lan mooy suñu rôle ci classe yi. waaw que ça soit est-ce que tamit tàggat nañ leen ci loolu ngeen xam lan mooy seen taxawaay ci xale yi. waaw enseignement dañ naan pédagogie la. waaw mais pédagogie xam nan ngay yaree xale moo ko jiitu du rek xëy ni dama koy jox li nga xamante ni moo di xam-xam mais nga xam nan nga koy yaree. moo war a jiitu ci moom. waaw dëgg la yaakaar naa ne bu ñu nee enseignant rek am nga déjà pédagogie yaakaar naa ne bu ñu nee enseignant aussi formé nañ la tu as été formé. xam nga lan mooy pédagogie xam nga lan mooy enseignement. parce que enseignement c'est pas du kese du loo xam ne kese day yem ci craie bi tableau bi jeex na. mais maanaam waxtaan yi ngay sekk ak élèves yi. ngay leen defal ay causeries dans les classes échange entre ñoom pour nga xam réellement li ñuy dund seen kër yi. parce que parents yi ñoo amul jot parents yi tamit amuñu jot xaw ma pour wax ak seen doom yi je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. mais affaire problème yi moom bëri na torop. ñun ñii ñuy fii association bi ñu yor aussi day xeex ci affaire yooyu. SCOFI bi ñu yor du kese njàngum xale yu jigéen ñi ci école bi. mais ñun ñii aussi ñu ngi organiser ay journée de sensibilisation waxtaan ak xale yu jigéen yi. xamale lan mooy seen bopp lan mooy valeur u jigéen. waaw pour au moins ñu mun a moytu yenn yi parents yi aussi dinañ jéem a waxtaan ak ñoom convoquer ay réunion sensibiliser leen waaw ba xam ndax affaire daal dina am changement. waaw ñoom Sophie aussi seen liggéey bi aussi moom ñoom tam rafet na parce que ñoom aussi ñu ngi jaar ci école yi di ñu jàppale ci liggéey bi. di ñu former aussi pour ñu xam aussi nu ñuy waxtaanee suñu élèves yi. waaw ci parents yooyu sax laay ñëw ak ki nga xamante ni moo di Sophie. dafa mel ni léegi parents yi dañ jël lépp bàyyi kooku ji nga xamante ne ñoo di jàngalekat yi parce que ñoom léegi la leen am seen doom xëy fajar gis la yee la ni la demal école pare nañ si bu ñëwaatee ngoon heure tëdd la nga tëdd amatuñ jot pour mën a waxtaan ak xale yi comme il faut. bon Mame Seye loolu dama si sawar tontu ci en fait parce que li may faral di wax souvent ma ni parent bi nga xamante ni si dañuy wax souvent naan parents yi dañu démissionné moi je me dis que les parents n'ont même pas été missionnés avant d'être démissionnés. Non parce que loolu moo am parce que da ngay yor sa doom si biir kër gi. pour yow jox ko mu lekk jox ko mu naan. fu mu tëdd pour yow loolu mooy éducation alors que éducation c'est un ensemble c'est un tout. pour nga yar sa doom dafa dafa soxla ay besoins primaires yoo xamante ni si yow en tant que parent. yaa ko war a inculquer sa ay doom. foofu laay wax très souvent que ma ni la cellule familiale elle est très importante. ndaxte balaa ñuy jéggaane sax déjà pour wax état. wala pour wax communauté bi. ci biir kër gi déjà la war a lépp war a njëkk a commencer. dès le bas âge. sa doom bi nga jur ni nga koy nampalee sax dafay jouer ci éducation xale bi. parce que am na lu nga xamante ni si li psychologue yi di wax naan tout se fait avant 7 ans. donc loolu dafa am même boo xoolee ci alxuraan ñi ngi wax ñu ne sa doom. boo ko bëggee jubbanti carrément ba muy am 7 ans war nga ko li nga bëgg ci moom nga def ko. parce que léegi soxlay jamono ji féete nañu fu nga xamante ni si parents yi talatuñu lekk. talatuñu naan talatuñu seeni doom. talatuñu lenn léegi dañu jël yépp confier ko ci école ba. yaakaar ni éducation bi ci école bi la alors que. li ci gën a important ci kër gi la d'abord avant ngay dem ci enseignant bi. enseignant bi day compléter rek li nga xamante ni ci la fi waajur bi def. donc je pense que bu ñu mënee am développement bu tax ñuy wax. il faut que ñu bàyyi xel. ci éducation xale yi. parce que man je me rappelle bi ñuy naan nekk xale ñun suñu yaay yi dañuy doon wax autant xale da daan. dañ koy daan yar bu nga xamante ni si bu génnee ñëppay fier ci moom en fait dañ naan doomu ñëpp la.
doomu ñëpp koy sagoo en fait ci biir quartier bi, que ce soit ci biir quartier bi wala mu nekk ak fu mu mën a nekk. dañ ñëppay nawloo xale boobu noonu. pour revenir un peu dama bëgg a expliquer tuuti que ni bu njëkk ba dañu amoon 3 types de modèles. yu nga xamante ni si modèle de famille nucléaire boobu mooy 3e bi defe naa léegi. mais bu njëkk ba dañu amoon modèle de famille communautaire qui regroupait des parents et tous les fils mariés et leurs femmes et enfants sous un même toit. ñëpp daan bokk ci même kër gi, ñëppay toog, amul ay ber, amul ñëppay participer sur l'éducation de l'enfant. Mais léegi lu ñu constaté léegi mooy un modèle de famille nucléaire caractérisé par l'absence de cohabitation des enfants mariés et leurs parents. léegi da ngay mat takk soxna rek nga daal di commencer beru commencer ne waaw mënal nga sa bopp, alors que ni bi mag ñu njëkk ña nañu daan intervenir sur l'éducation de l'enfant dafa amoon solo. léegi bu dee yow da nga yem ci kër gu nga xamante ni si papa yaay doom rek ngay gis. doo gis keneen kan ngay gis mu intervenir sur l'éducation de l'enfant. Personne. doo gis kenn. en plus bu ñu daan nekk ci kër gu mag yi sa nijaay li may wax d'habitude souvent ma ni nijaay du nijaay maanaam mel ni yaay la. nijaay. loolu mooy nijaay. moom lañ transformé noonu. mais rôle boobu nga xam ne nijaay bi amoon na ko si jarbaatam yi si ay xale yi nga xam te ne ñi ngi màgg si kër gi ñoom ñoo leen daan wax na laan li war nga jomb lii waroo def lii. valeur inculquer leen ay valeurs yu nga xamante ni si. xale bi bu génnee day daal di fier xale bi dina xam boppam xana xam man maay kan. man kat sama nijaay wala sama bàjjen wax na ma man maay kan donc am na lu nga xamante ni si. jomb naa pour def ko wala waruma di ko def. que ce soit nga mu nekk sa présence su ay parents ou pas. léegi xale yi bu fekkee seen yaay dañu taxaw seen kanam la ñuy correct bu ñu seen yaay wane ginnaaw ñu def toj ci réew mi def lu leen neex. alors que mën nga yar sa doom même boo fi nekkulee jox ko ay valeurs yu nga xamante ni si xale bi fu mu mën a dem. comportement yooyu lay wane. te ñun comportement yooyu moo ñu manqué xale warul rus dafa war a jomm. dafa war a jomm. et je pense que loolu mi ngi commencé depuis le bas âge. xale bi nga bañ ko permettre. muy simmeeku ci biir kër gi. di doxantu waaye loo gis léegi dañuy gis xale bu ñu bàyyi ak couche am madame Mbodj muy doxantu ci kër gi simmeeku sans gêne. waaw loolu li nit ci xamul mooy. les parents représentent les modèles. waaw c'est ça par rapport à l'enfant. yow mi nga xamante ni si yaay wéyjur bi. xale bi da lay copier di xool. chaque jour li ngay def rek moom lay recopier pour def ko. nit ki parent bi ci bopp éducation bi dañ ko war a njëkkee ci parents yi d'abord. pour que xale bi muy mën a gis image yooyu di màggaale ak loolu. su ko defee bu màggee mën a jariñ société bi. mën a di comporter wu di ñu wan ay comportement yoo xamante ni ci ñëpp dinañ mën a nawloo ni ñun kat réew mi ñu nekk réew moo xamante ni ci am nañ espoir pour ëllëg ñu mën a développer. mais développement boo xamante ni ci ay wax la rek. développement boo xamante ni si da ngay ratifier ay convention wax dugg fii génn fii alors que li gën a besoin bi ñu gën a soxla mooy yar sa njaboot ba pare. et c'est essentiel à mon avis. di fàttali rek ba tey madame Mbodj nga may ma fàttali ni émission bi dañ ci lëkkaloo ak ñi nga xamante ni ñoo di waa CEGID di centre de guidance infantile ak familiale bu Ndakaaru tey jii nag li ñuy waxtaanee muy wàllu abus sexuel ci li ñuy gën a teg suñu loxo rawatina ci moo di responsabilité ñi nga xamante ni ñoo di jàngalekat yi maanaam ñu nekk ci l'école ba donte ni sax parents yi moom saa su ne foog ñu interpeller leen ndax ñoom lu jig njaag njooy njaag waaye madame Mbodj yéen jàngalekat yi seen rôle nekk na loo xamante ni lu am solo la ci boobule biir. waaw dëgg la li nga wax noonu maa ngi dellu ci waxu Sophie di ko dëggal. parce que xale bi normalement bu ñëwee bu jàngisee surtout xale bu jigéen bi. su jàngisee war nga xool tenue yu mu sol ci habillement xale bi aussi. da ci jouer bu baax a baax. parce que bu doone kii xale la rek lu ko neex mu sol. parce que xale la lu ko neex mu sol boobu moo koy indi leneen ëllëg. pour man bu parent bi aussi bu ko seetluwul ba xale bi génn ci kër gi bu ñëwee ci école bi normalement enseignante ou bien enseignant bi war na xool xale bi li mu sol fekkee correctulul wàccul c'est pas décent mu kii ko mu fexe nu mu ko soit mu renvoyer ko. ou bien je ne sais pas pourquoi pas renvoyer ko dama sol lu jot mu sol lu jot mu ñëwaat. waaw aussi xale yi man daal lu may wax enseignant yi
di seetlu xale bi di ko seetlu parce que xale mun a nekk classe mu am problème kër ga problème boo xam ne waxu ko yaay ji waxu ko papa ji mu changer comportement am ci classe bi war nga ko mun a woo laaj ko lan moo xew. mais est-ce que enseignants yi amati nañ temps boobule du xool mais xale yi am nañ discipline am nañ éducation morale ci classe yi éducation morale boobu mun nañ fa introduire loolu waxtaan ak xale yi ci les abus sexuels ñu waxtaan ak ñoom pour ñu xam nan lañ koy moytoo sensibiliser leen. parce que discipline boobu c'est éduquer xam nga li ma léegi ci éducation morale boobu mun nañ waxtaan ak ñoom. mais est-ce que chaque matin avant cours yi di démarrer ñu jéem a wax ak ñoom man loolu laay ñaax sama mbokku enseignants yi. mais est-ce que am na matière boo xamante ni par exemple à l'époque ñu doon amee ay écofemme est-ce que jamono ji am na matière boo xamante ni mi ngi ci biir programme bi wàllum sexualité lay wax ak xale yi. waaw loolu moom xam naa comme suñu dirigeants yi ñu ngi ñuy déglu peut-être dinañ ko jéem a introduire ci kii bi ci calendrier bi ñu xool luñ ko ci insérer. mais man damay ne même bu fekkee tamit amuloo benn matière boo xam ne ci loolu lay wax éducation morale moom yëpp lay couvrir. pour man boo amee benn temps booy def éducation morale. mun nga ci introduire loolu jéem a waxtaan ak ñoom. jéem leen sensibiliser. waaw di wax pour man daal foog ñu wax ak xale yi. xale yi moom foog ñu wax ak ñoom. aussi jéem a convoquer ay réunion jéem a waxtaan ak parents yi ci comportement xale yi daal. Afia FM Afia askan wi moo ko tax a jóg. 88 628 05 05 ngeen di def mbokk yi bi dee ba ngeen bokk ci waxtaan bi yéen indi seen xalaat ci li nga xamante ni tey jii moom la ñuy waxtaanee mais Sophie gisoo ni parfois tamit ñi ngi wax enseignant wax parent mais aussi booy xool état am na tuuti retard boo xamante ni tamit nemmeeku naka ndax depuis lors ñi ngi wax cas de viol yeeg abus sexuels yi am si xale yi ça ne date pas d'aujourd'hui lu yàgg la mais jusqu'à présent ci biir l'école yi du dara lu lay wan ni vraiment nguur gi taxaw na ngir xeex lii lu dul ay wax. maam say yaa ñoo ko gisandoo de parce que tamit li ñuy olof naan léppi ku ne lu nay ku ne. lépp ma xam nu ko olof yi di waxee. lépp ñëpp a ngi ci voilà donc lu ñu bokk en fait lu ñëpp bokk. ku nekk am na ci rôle am bu mu war a jouer. mais nag état dañ ko ci gën a joxoñ parce que état moo dirigé ñëpp. état moo fi nekk pour ñun ñëpp. état man la yow la keneen ak keneen mais fi ñu koy dooree man des fois damay wax ni fi ñu koy dooree d'abord mooy ci cellule familiale bi déjà avant muy génn ci mbedd bi ba état di ci jël ay mesures d'accompagnement. mais xam nga tamit famille bi mën nañ yar mais état moom it war na ci mën a dugal loxoom ba famille bi yëg ko ba tax mu am courage taxaw ci mbir moomu. ci loolu effectivement loolu dafa war a am parce que état yu mu ay politique sociale la war a définir ba nga xamante ni si teg ko ba nit yi am courage bu ñu violer sa doom nga am courage parce que ñu bari léegi dañuy nëpp-nëppal. dañ koy nëpp-nëppal gis nga dañu ne 2400 cas de viol. en 2014 au Sénégal moo fi amoon. sans compter les non-dits yi nga xamante ni kenn dénoncé wu. kenn amul dénonciation. léegi boo compter ñu nga xamante ni si ay nëpp-nëppal la ay dañ koy régler à l'amiable mais ñun ban réew la ñu nekk actuellement. ban réew la ñu nekk mais bu fekkee état dafa jóg teg ay mesures d'accompagnement yu nga xamante ni mooy protéger déjà police ba ngay jiitu ñu mën laa déglu wax ak yow xale buñ ko violé bu ñëwee ci police bi day jànnaxe déjà xelam dootul nekk ak moom ki ko war di ñëw di def interrogation bi aussi dañ ko war a tàggat ci naka ngay dégloo sur l'écoute des victimes parce que c'est essentiel waaye ñëw nga yuuxu xale bi ku la def nii ku la def naa yuuxu xale bi ba nga xamante ni dootul amati courage wax la li xew loolu tamit ça laisse à désirer man dama ci ñun waa CGIT ñu ngi ciy def lu ñu mën di former ay policiers ay gendarmes ay enseignants ay infirmières ñoom ñëpp ñun parce que bu xale bi amee victime d'abus foofu lay njëkk a jiitu soit ci police ba soit gendarmerie wala hôpitaux yi kon état war na am ay mesures d'accompagnement yu nga xamante ni si teg fi ay mesures yu sévères aussi pour ñi nga xam ne ñooy def ñaawteef yu mel nii parce que tamit réew mi toll nañ foo xamante ni si kenn xàmmeetul kii mooy kii ay bàyyi ma rek ñoo nekk ci biir société bi ak ñi ma ko sañ wax parce que dañoo dem ba da ngay jël doomu jàmbur yow amoo ci lu dul def ko lu ñaaw amoo ci lu dul
beneen usage nga ciy am te loolu rafetul ñun suñu maam yu njëkk ya bu ñu dellu si waatoon fii comme j'ai l'habitude de le dire que dinañ ne non fii du Sénégal parce que am ñun baaxoowuñu woon yi jikko xamuñu woon yi comportement ñun dañu xamoon famille bu nga xamante ni si comme je dis souvent la famille offre aux enfants un lieu stable et sécurisé de production des valeurs morales comme de solidarité et sociale comme la parenté comme dafa amoon yu nga xamante ni si dafa essentiel woon ci biir dëkk mais léegi dafa banal kenn dootu ci soreeti. est-ce que tamit du sanction yi moo méttiwul parce que fan yi am na benn organisation bu jug naan pour qu'on criminalise le viol mais du am suite. ay wax la rek criminaliser yooyu ay wax la rek man chaque fois ma dem tribunal accompagner sama ay victimes te bu ñu demee bu ñuy trancher ay 2 ans la ñuy tëj waa ji wala 3 ans. libéré ko bu paree xëyaat stigmatisation bi xale bi di dund ci biir au sein du quartier. mais loolu nañ ci bàyyi xel. yàq àddina doomu xale bi. ba pare wëlbatiku yow ñu tëj la enfermé la 2 ans nga wëlbatikuwaat nekkaat ci biir quartier bi di ñaawalaat famille boobu. loolu je pense que naqar boobu rek mën na jàpp wéyjur yi. te li nga si xamul wéyjur yi ñoo gën a dañuy violer seen doom mais ñoom ci seen bopp naqar bi ñuy àndaale. parce que man bu ñu ñëwee sama bureau dañuy jooy ba sonn. man léegi laa dëgër lekk parce que bu njëkk ba man tamit dama daan ànd ak ñoom di jooy. mais mënoo kaa bu ñëw nga jooy ko. c'est impossible. carrément impossible. mais heureusement que suñu formation daf ñu permettre que ni da ngay dëgër parce que waru bàyyeeku ci kanamu victime bi aussi. da nga war a am yenn outils yu nga xamante ni war nga ko utiliser ba nga xamante ni si yow yaay wàññi souffrance am par rapport ak lu muy nekk di dund. waaw metti na torop mais il faut ku ci nekk indiwaat ci sa partition. ku ci nekk dolliwaat sa partition. muy ci biir famille bi bu njëkk ba nijaay da daan romb jarbaatam ci mbedd mi wala koo xam ne xamu ko sax quartier dëkkandoo rek mu fekk doomu Linda muy def naka sutul noonu mu agir wax ko ne ko faj ko ci saa si. corriger ko mais léegi kan moo ko sañ. police ngay est-ce que tamit du loolu mooy tiital yenn saay enseignants yi yenn saay loolu du leen tiital parents yi nanguwuñ ko laal seen i doom ba tax ñoom yenn responsabilité du leen ko nangu jël dëgg la parce que loolu rek moo fi nekk xam nga tamit balaa ngay mun a yar xale bi na fekk parent bi jox la autorisation bi des fois aussi parent bi dina la ne dóoral mais boo dóoree problème la waaye dama yaakaar ne aussi dóor bi aussi fajul dara li ma la wax rek waxtaan la waxtaan boobu daal yaakaar naa ne mooy lépp te waxtaan bi aussi pour man war na commencer aussi su xale bi commencer gis ay règles am surtout xale bu jigéen bi. su commencer parce que am na xale yoo xam ne xamuñu sax xamuñu règle xamuñu dara. affaire de mais madame Mbodj am na xale yoo xamante ne bu ñu leen di abuser duñ sax gis seen. voilà c'est ça ay xale yu ndaw la ñuy nekk. loolu yëpp mu ngi ci biir ma ne ko loolu yëpp mu ngi ci biir. loolu moo wax ni c'est tellement essentiel. man bi may soog a commencer CG sama premier cas d'abus sexuel. ci biir école bi la. waaw. xale bu nga xamante ni si dafa nekk ci biir école bi bëgg a dem ci toilette bi daal di tàggu madame bi ne ko dama bëgg a dem ci toilette bi madame bi ne ko demal mu dem ci toilette bi fekk fa benn waay boo xam ne daal ci koñ bi la nekk di gens di def lu ko neex man di ba lang taxaw ci douche bi nag ci douche bi lay taxaw xale bu dugg rek mu koj la ci biir douche bi noonu la abusé ci xale boobu xale bi aussi ragal na génn dem seen kër ndax dafa tàggu woon maître bi mu dugg ci waat ci biir classe bi ba xool ni maîtresse bi xool na ko mu jël quelques bagages am tàgg ko ne ko maa ngi ñëw daal di génn dem changé wu sangu de changé wu ñëwaat toog ci biir classe bi ak métitam ba cours bi jeex mu dellu seen kër bi mu delloo seen kër tëdd nelawatul lekkul naanul di jooy rek yaay ji yow lan ngay jooy et cetera xale bi ne pat waxul ba il a fallu sa sœur petite sœur moo toog ba ci yàgg mu ne yaay kii lu muy jooy am na lu xew parce que kii lu muy jooy doy na waar am na lu tax lekkatul naanatul te pourtant moment boobu yaay ji da ko doon dóor naan ko da nga bëggul lekk da nga commencé di indi ay jikko yu bees alors que xamuñu ne souffrance bi xale bi di dund rek déjà dafa metti bu ko bëggee toog nag di ko dóor wala di ko saaga di ko jox ay injures yoo xamante ni si da koy dolli souffrance am loolu day gën a metti il a fallu xale bi rak sëram bi mu waxee loolu alerté yaay ji commencé di bàyyi xel ci loolu le lendemain
mu wax woo nag doomam di ko commencer di waxtaan ak moom il fallait commencer par là. c'est ça woo sa doom waxtaan ak moom ne ko kat man maay sa yaay je suis mieux placée pour te protéger kenn nekk fi ku la protéger man ak sa papa ñoo fi nekk pour protéger la. et puis pour wax ni góor yi aussi dañ ci am rôle bu essentiel. léegi foofu lañ commencé découvrir affaire bi ñu yóbbu ko hôpital ndekete xale bi def nañ ko lañ koy def ba pare. mettre ci noonu lañ jàppee waa ji beneen jour ndekete moom du kooku rek la koy def de moom day ñëw rek toog si biir douche bi. di xaar xale yi su kii duggee pare keneen ñëw dugg. foofu lañ jàppee waa ji instant emprisonné nañ ko de 5 ans. donc pour dire que yii xew ci école bi te nit yi duñ ci bàyyi xel dafa bari. bu ñu man bu waajur bi amee confiance aussi ba ñëw jël kii bi enseignant bi. ne ko dénk naa la sama doom. wax dëgg yàlla loolu tamit confiance gënu koo rëy. yow mi nga xamante ni yaay enseignant bi la nga mën sa aqulay taalaat def ko ci pour protéger les enfants. parce que tamit doom alal la. ñun ñëpp ñoo ko bokk. et puis bu ëllëg bu màggee jariñ ñun ñëpp société bi yëpp lay jariñ. parce que xam-xam bi nga koy transmettre noonu ëllëg mooy tax mu nekk quelqu'un un modèle dans ce pays. loolu mooy tax ëllëg mu am ay comportement yoo xam ay jikko yoo xam te ni ku ko gis daal ni kii de ministre diw la maa ko yoroon loolu c'est une fierté. fierté la. Madame Mbodj. oui waaw dama doon appuyer li mu wax noonu rek loolu moom li mu wax ni dëgg la. parce que ñun ñii ay responsable lañu ay éducatrices lañu dañu war a jouer rôle de mère de parent loolu la ñu war a jouer normalement. yéen vous êtes les premiers parents parce que yéen yéenay nekk xale bi de 8 heures. les premiers parents. voilà normalement enseignant bi fépp foo xam ne xale bi manqué na fa parent moom rek yaa ko war a mottali. yow yaay mottali xale bi ba mu aussi nga ñemeel ko sa bopp. surtout ça. nga ñemeel ko sa bopp parce que boo ko ñemeewulee sa bopp. bu amee problème du la ko ñemee wax. il faut nga jege ko comme ni ma doon wax sànq côtoyer ko pour mu mun la expliquer kaawam. parce que xale bi mun nga ko yor il est bien muy am ay notes yu baax nga dem ba si yaa gis xale bi commencé changer. mais war nga ko mun a jege woo ko. laaj ko xam nga lan moo xew ba nga xam réellement lan moo ko arrivé. xam nga loolu laay wax ci enseignant du kese. tableau bi lu ma waxoon sànq de tableau bi crée bi kese. mais normalement enseignant bi dafa war a jege xale bi parce que suñuy doom lañu. ñoom lañ fi am. ñooy suñuy doom. normalement lépp lu leen arrivé rek war nañ cee mun a impliqué wu ba xam lan la. parents yi aussi ñu jéem a allégé parce que boo jëlee nga dëgër ci sa doom. won ko benn kii bi bu amee problème aussi du la ko ñemee wax. da lay ragal du la ko ñemee wax. waaw man daal loolu laa am lu may. di fàttali rek mbokk yi ñi ngi lëkkaloo suñu émission bi ak ñi nga xamante ni ñoo di waa CEDI centre de guidance infantile et familiale tey li ñuy waxtaane mooy wàllum abus sexuel ban taxawaay la ñi nga xamante ni ñoo di jàngalekat yi war si mën a am waaye it ñi nga xamante ni ñoo di parents yi Sophie balaa ñu continuer dugg ci li nga xamante ni moom li abus sexuel li loolu la mën a jur ci njàngum xale bi waa madame Mbodj. nga baal ma parce que normalement balaa ma doon commencer wax waroon naa nuyu waa IEF comme ñoo ma choisir comme présidente de la SCOFI waroon naa leen nuyu maa ngi jéggalu et aussi may nuyu sama waa école waaw ndax boo gisee tey ma ñëw fii ñoo ma jox autorisation ma ñëw fi suñu ma ne woon tamit doo dem damay toog di nuyu aussi sama borom kër monsieur Mbodj moom aussi jox na ma autorisation pour ma ñëw di nuyu aussi. dafa na baat waaw nu may def. di nuyu aussi voilà c'est ça aussi. di nuyu aussi waa Thiaro yi. sama koñ Thierno Ndiaye ñi ma dëkkal. waaw parce que Sophie. waaw bu ñu waxaatee revenir ñëwaatee un tout petit peu sur le thème bëggoon naa wax aussi que parents yi. yar du yaay rek mooy yar. parce que xale bi buy jooy ci biir kër gi sax dañ naan ko téyel sa doom ji yar ñaar ñëpp ñoo ci war a jàpp yaay nag da cee gën a féetewoo yar bi dëgg la. mais parent bi nga xamante ni si mooy papa ji aussi dooleel éducation doomam c'est essentiel. xam nga bu njëkk bu naa wax naan yaru xale bi yaay ji moo ci gën a war a fës boobu dafa fekk jamono jooju yaay yi dañ doon toog ci kër yi. di nekk xale yi mais léegi dañoo tollu jamono joo xamante ni benn yaay toogatul Sophie. kër yi boo fa demee kenn nekku fa. kër yi jànq yi rek nga fay fekk. mi ngi noonu mais
même bu ñu wàccee aussi li yaay ji di def ku góor ki aussi noonu la war di def di saytu doomam tey loo jàng école bébé tey lan nga def kan moo di dem aussi ci école yi di leen rendre visite surtout ça dem école yi bare yow da ngay jàngal école da ngay jàngal xale bi ba école tëj doo xam sax parents très rarement ngay gis yenn parents yuy ñëw te normalement chaque semaine une fois dans la semaine sax au moins war nga mun a jaar sa école doom nga nemmeeku xool ndax mu ngi jàng affaire yooyu gisanteeg maîtresse bi ou bien maître bi jéem a waxtaan ak moom. loolu sax day motiver ki nga xamante ni moo yor sa doom da koy motiver. day na waar daal. loolu li ma doon wax toujours parent bi dafa war a am boobu réflexe. te gis nga balaa ngay xam loolu moo neex sa doom màgg da ngay kontaan ci moom da ngay bég. parce que da nga naan li comportement yi mu yor man maa ko inculqué. sama doom yar bi ñu ma yar moom laa ko transmettre. donc loolu c'est une fierté. te man loolu daf may neex su ma gisee doom bu nga xamante ni si dafa réussir ci àddinaam. mais réussir du question xaalis de. ay jikko la ay comportement la ay valeur la. yoo xamante ni si say wéyjur ñoo la koy jox dañ ko jàppale. ñoo lay jàppale parce que. loolu mooy doxal ëllëg société bi mais du fekk ni xaalis mooy yar balaa nga xam ne xaalis du yar li nga xam ni Richard yi nga xam te ni si tey la seen doom yi di sàcc seen xaalis yi di génn di dawal ay di def lu leen neex di nekk ay délinquant loolu nga xam ne xaalis du dara mais ay valeur moo essentiel ay valeur moo baax ci doomu aadama booy seetlu parents yu bëri bi ñu waxee seen doom dañ naan leen xiifoo maroon rafle woo alors que yar bi lu kese du yar du aller au-delà de ça souvent très souvent dama koy wax du lekk ak naan rek mooy yar xale li yar xale c'est un ensemble c'est un tout c'est que yëg bi sax yëg bi nga dañuy wax mais yëg bi affection bi xam nga xale bu xamee tout le temps yaa ngi fii yaa ngi koy nemmeeku yaa ngi xool lu muy def day ragal a def lu bëri nag genre xale yooyu duñuy ragal a def lu bëri tubaab bi rawee en fait parce que tubaab bi dañuy jël seen doom bébé tu es le meilleur xam nga di ko wan di ko kii pourtant ñun bu njëkk ba amoon nañ ko mais léegi di ko yee changé nit ñi ñoo changé kenn amatul jot ci biir kër yi papa du yaay léegi yaay yi ñoo gën a bëgg xaalis ay natt ak li tuur ak lu nekk ñi ngi ci talatuñu seen benn doom te xam nga ni loolu ñaaw na ci Sénégal dañ ko daan dégg auparavant mais léegi moom fii la affaire yi gën a wulee ñaar Sophie pour ñëw si natt yooyu ngay wax yenn saa yi dangay gis parent boo xamante ni doom ji day dem école ñu laajte 500 francs du ko jox mu ni amu ko bu xëyee wala bu gontee dem joxe sa tur ba 3000 francs wala dem si marché ba dem jëndi tissu bu riche ndax suba am na xew loolu la de ma ne la li may wax rek nee naa la auparavant les gens avaient des capacités d'observation et de vigilance mais léegi kenn talatu ko léegi mbir mi changé am beneen tur waaye gis nga suñu maam yu njëkk yooyu ñoo gënoon mën a toppatoo seen doom yi waaye moo tax jamono soo dafa lu ñu am lu ñu am ñu si suñu papa yi suñu yaay yi rek daw yenn saa yi da ngay gis nit nga ni kii moom dafa teel a am effectivement alors que du question teel a am de way juram moo teel a taxaw ci moom voilà exactement am suivi bu mat ci moom ñun na léegi balaa ngay commencé suivi sa doom bu commencé màgg commencé la të nga ni nag da ngay jug pour recadrer garab sax mënoo ko jubbanti loolu la ñuy wax garab ci noonu tooy nga war a jiitu si sa doom koy sa doom dañ cee war a jiitu parce que am na ay éléments yoo xamante ni si yow en tant que parent yow yaa ko mën a def ci sa doom balaa cee kenn jub balaa cee kenn am yoon man balaa may dee ñu naan état ñun ñii la yow mi ci jur sa doom ba ngay jur sa doom kenn fekkeewul très franchement nañu waxante dëgg mais nag léegi dañoo constaté que tamit xale yi tamit dafa cee bari ñoo xam ne dañoo wow bët dañoo wow bët waaye li nga gis nga loolu yëpp ci éducation bi la éducation de base bi mais attends li ma leen di wax nii li tax may wax parce que am na parents yu nga xam te ñi ngi def effort pour yar seen doom yow imaginel xale bu nekk préscolaire boo ñëwee sañsel ko sañse yoo xam ne yu sexy ci xale bu ndaw xam nga rek léegi yëpp fa lay commencé xale boo ko tàmmalee yooyu xam nga boo desee xesee ba tàmmal ko mënoo ko solloo yére yu jot même boo ko sololee kër ga mën na ñëw ba si yoon bi mu jéem a xool nu muy def soit mu dugaloon ay yére ci saaga mu jéem a changé wu def lu ko neex nga madame Mbodj doguma la dafa am sama benn ñes boo xamante ni ba muy def préscolaire franco arabe la def ñoom dañuy muuru voilé wu sol lu jot dem jàngi
ba mu waree dem sëyi ñu war ko changer l'école mais yaay ji premier jour rentrée da ko solal tubéy mun ko du ma ko sol gis nga parce que loolu la tam muy jooy waaw mu ni yaay ji du ma sol lii jupe laay sol wala robe parce que fam doon ba mu nekkee préscolaire amul woon habitude di sol ay jupe yu gàtt robe yu gàtt pour jàngi kon nga xam ne xale boobu da koy màggaale mais boo toppee sa doom tàmm solal ko lu gàtt solal ko lu di ñàpp mais Sophie xale bi loolu lay màggaale bu ñu ko joxee blouse mu dindi blouse ba sànni léegi phénomène bi ñu xewal mooy blouse yi leen di jox si di leen ko exiger ci biir école bi dañuy jël blouse bi ci école ba pare dem si tailleur bi retaillé ko ba mu sol ba mu nekk coach si ñoom de sérieux dama ko gis ba tey moo tax nag léegi pour pallier à tout ça ñun ay uniforme rek lañ def jeex na mais uniforme yooyu la ñuy retaillé madame Mbodj uniforme yi la ñuy xale dañ koy retaillé xam nga bu leen ko profit di jox bu leen ko seen école proviseur yi di jox dañ koy def ba mu am nga xamante ni si ñëppay bokk yem amul doomu riche amul doomu pauvre loolu moo tax sax nag ñu indi uniforme yooyu pour dindi disparité sociale boobu mu bañ a feeñ daal voilà amul nga xam ne doo xàmmee kii mooy doomu kii wala kii mooy doomu kële donc loolu moo tax ñu indi uniforme yooyu mais uniforme yooyu da see ba bari xale yoo xamante ni si dañ koy dem jël retaillé waat ko ba mu jàpp seen forme nekk si biir classe bi wala si biir école bi di def du n'importe quoi te am na ñu nga xamante ni si dañ naan doomu jàmbur la mais doomu jàmbur la doomu ñëpp la moom mais doomu jàmbur la mais école bi sa territoire yow mi xamante ni yaay enseignant bi yaay exiger say règlement bu ñëwee ci école bi moom yow mii nekk ci école bi mun nga koo régler si c'est à la maison là mënoo ko régler mais ici à l'école am na ñoo xam ne nag kenn du laal seen doom loolu mooy problème bi am na ñoo xam ne kenn du laal seen doom en tout cas, il faut que l'on fasse appel à l'éducation des parents. Voilà, c'est ça. Il faut que nous soyons nous-mêmes des responsables. di fàttali ba tey mbokk yi ñi ngi wéy ak yéen seen émission bi nga xamante ni tey jii wàllum abus sexuel la ñuy waxtaanee ci biir l'école yi ban taxawaay la ci ki nga xamante ni moo di jàngalekat bi war a am si suñu lëkkaloo ak ñii di waa CEGID di centre de guidance infantile ak familiale ba tey ñi ngi wax tamit ñi ngi nekkoon ci wàllum responsabilité yi parents enseignants xale bi waaye comme heure bi mi ngi dem ñu xuus tuuti dugg ci li nga xamante ni moo di impact bi lu abus sexuel ci biir l'école bi mën a jural ki nga xamante ni moo di xale bi madame Mbodj ci yow lay tàmbalee gis na ni yéen saa xale bi dina absenté wu am ay traumatisme ay feebar yu ko daal yéen ñi nga xamante ni tout le temps yi nekk ak xale genre xale yooyu lan la mbir mi di manifesté woo ci ñoom voilà yow pour nga xam ne xale bi am na lu xew mun nga ko xool des fois day absenté su nekkee ci classe bi du suivre soo def leçon du suivre ou bien mu ñëw classe di nelaw genre yooyu daal ou bien aussi mun na ñëw di jooy ou bien ay notam baissé su fekkoon meilleur élève la note yi baissé nga xam ne y a quelque chose nga commencé ko laajte lan moo xew waaw genre yooyu daal Sophie parfois yéen tamit leen accueillir genre xale yooyu lu bari sax ñàkkul waaw sànq rek si mujj d'ailleurs mi ngi noonu chaque jour j'en reçois beaucoup même j'en reçois beaucoup dem nañ ba à la longue man damay jaawale si mbedd mi parce que ndax ñun duñu ay mala en fait parce que jéggi na dayoo te koo ko wax li ma métti mooy danaan est-ce que loolu dëgg la ku mu dalul sa doom rek doo ko xam mais bu la dalee sànq ki ma mujjee kii dani ma waa koñ bi dañ ne comme góor la naa ko bàyyi nañ nëppal mais man en plus góor la kon dox jigéen ñi dong lan koy def jigéen ñi kese de même góor ñi dañ leen koy def même góor yi dañ leen koy def mais bu ñu amee courage di wax ak seen parents yi yu ci bari dinañ wàññeeku maanaam bañ a ragalloo sa doom sa bopp gis nga doom da nga koy ñemeloo sa bopp di waxtaan ak moom papa day ñemeloo boppam doomam mais ay ñi nga xam dañuy jël am caractère di jouer le gendarme ci biir kër yi loolu jaru ko parce que léegi jamono ji moo yàqu jamono ba nga daan ñëw di jouer le gendarme du bu njëkk ba la de doonatul léegi da ngay wax def sa ful la pare ñu ne pas bi moom pas allemand la quoi exactement wax rek lay def daal di dem seen yoon def lu leen neex nag mais ci biir kër gi parents yëpp war a vigilant wala xoolaat seen comme téléphone yi kenn mënatul contrôler sa doom ak téléphone li ma gën a bañ xale bu ndaw nga di ko jox téléphone mu codé ko ci société bi moo ko foo dugg mu laaj la code mi ngi noonu xale yi ñoo gën a mën a manipuler
portable que seen parents yi je te jure. léegi ma bëggoon wax tuuti sur ces agressions impact sur la santé mentale des enfants victimes. Et laisse des séquelles au niveau psychique. C'est-à-dire la baisse de l'estime de soi xale bi dootul nawloo ci boppam. te loolu dafa nit ñi nag dañ koy duñ ci jël considération mais loolu dafa graaw. xale bi day xeeb boppam daal xale bi day xeeb boppam danaan man jarañatuma dara ci société bi. dëgg la. am na ku nga xam ne dama ko mësoon recevoir victime d'abus sexuel la suivi de grossesse la mais day dem ba toog ci ay armée rek toog fa. daal ne ma man sama àddina yàqu na. man xale la lan laay doyee ëmb. il a fallu ma toog ak moom bureau ñuy waxtaan ma ni ko maay sa xarit lu la naq di wax ma ko. je suis là pour te protéger di waxtaan di ko revenir ata di ko ba xale bi ne ma waa léegi dinaa ko accepter grossesse bi mais su juddoo dama la koy may. ma ne ko yow fi mu nekk nii li nga war a def mooy nga toppatoo gis nga ki la def lii moom mooy responsable mais yow doo ci dara. xale nga tu n'es pas encore capable di discerner lii mooy lu baax ak lii mooy lu bon te pourtant benn sëriñ tariyax moo ko def romb ko rek tibb tànk ba def ko ay affaire xel mi wëlbatiku mu téye ko fanaan ak moom ñaari fan. génn nag ne ko boo demee ni seen waa kër ne ci mbedd mi laa fanaan. mais c'est grave. On est dans une société malade. Man damay toog bu may wax nga war a sentir que ni dama am benn frustration wala dama am benn métitu xol bu nga xamante ni si xale yi booy jàkkaarloo ak ñoom di wax à la limite boo tëddee sax xalaat li ñuy wax ak yow image boobu mooy revenir at ci yow du ma tëdd guddi mukk te xalaatuma xale yooyu li ñuy dund dafa métti. Également dañuy constater aussi une insuffisance du bien-être et des aptitudes sociales, un risque suicidaire élevé. am na si ñu nga xamante ni si xaru rek la ñuy bëgg. duñu bëgg leneen. mooy li nga wax rek dund dootu leen safati dara. parce que dañ naan seen àddina yàq nañ sama àddina. même góor yi sax dañ koy wax. la fois passée dama am ñaar ñu nga xamante ni si ñoo bokk ndey ak baay ñoo bokk ku leen abusé sexuellement. te kenn daaw ko wax ci biir néeg bi la leen ko te daawuñu ko ñemee wax kenn. finalement kenn ki décédé récemment. mais keneen ki ci des fi mu nekk nii dafa mel ni dafa teppatiku carrément. waaw day toog ba si yàgg mu ne ma sama rakk bi yi ñu doon def. moo ko rey nangam donc xale bi da ngay sentir que ni naqaru xol moo nekk si moom. day am benn traumatisme. buy nekk ci ñoom bien sûr. mun na sax abandonner école. des troubles de la conduite. am na également des difficultés de concentration. xale bi dootul concentré wu mukk ci biir classe bi des troubles de sommeil dootul nelaw dootul lekk. Donc pour dire un tout petit peu, l'abus sexuel est destructeur. Les conséquences sont énormes. La victime développe une colère vis-à-vis de l'agresseur, une peur d'être incomprise, sentiments qui peuvent davantage la blesser. te loolu dafa ñu ci bari parents yi surtout man ñoom lay waxal. parce que man su ma toogee fii man parents yi ñoo ma ëppal solo. yaa ngi naan sax une haine envers l'agresseur mais booy xool aussi dañuy fay jaar góor ci boppam. dañuy suur góor dañuy suur carrément. soit nga jógee fa nekk prostituée. nga tàmm ko. soit nga bañ góor. xale bu góor bu la jege sax daf lay rappeler. viol bi la lay rappeler en fait. ba yow dara dootu la saf si àddina. te loolu war nañ ba sa néegu sëy. dalay topp ba sa néegu sëy parce que am na ñu nga xamante ni si bari na dañuy ñëw ci consultation psychologique. mais bu ñu ñëwee bu ñuy wax te ay magi jëm laa wax nii de. dañuy wax sama jëkkër bu ma laalee daf may. ndeysaan waaw dafa mel ni loolu la ñuy dundaat. mais image bi ñëwaat balaa nga koy xam. balaa nga yegg foofu psychologue ñoom ñoo la koy prof bu toogoon fii moom mën na la wax lu bari ci loolu. mais yow mi psychologue yow yaay nekk di xool di ko laaj di ko rappeler enfant. mais Sophie malheureusement madame Mbodj xale yi amuñu suivi boobu. loolu bu leen dalee peut-être tu as la chance boo amee chance dem Ségit. ñoom mën na la jàppale mais bu dee lu nëppal la ci biir kër gi. voilà du mujj fenn musiba yi bu ñu màggee.
moo tax na ñoom ni ñuy def nii waa CGID ni ñuy def nii di dem ci école yi leen xam ne am na ONG bu fi nekk pour loolu pour xale yi ñu violer parents yi xam fi ñuy jaar ak ni ñu war a def am na solo aussi am na solo waaw bu ko defee parents yi dinañ comprendre xam ne lii kat def nañ ko sama doom fii laa war a dem parce que des fois parents yi aussi bu ñu amee problème bi duñu xam fan lañ koy jooytoo xam li ma la wax mais bu ñu xamee ne fii am na ONG bu fi nekk di xeex pour loolu ñoom bu affaire bu leen arrivé seen doom yi dinañ xam fan la ñuy dem waaw mais madame Mbodj pourquoi pas tamit comme CGID si biir l'école yi ñu créé fa ay cellules yoo xamante ni genre pour loolu la pour mën a orienter xale yi. pourtant dañ koy def de surtout jigéen ñi ñun enseignantes yi dañ koy def ñuy waxtaan ak xale yi di leen sensibiliser xam nga le fait que ñuy côtoyer xale yi des fois bu gisee changement ci élève bi ngay waxtaan ak moom xam nga di nga xam du ko arrivé. xam nga li ma la wax. léegi xale bi dina am dina la ñemee mun la expliquer li xew. et aussi ñu mun a moytu aussi yooyu yëpp dinañ leen di conseiller dinañ def ay causeries ay discussions avec les élèves. waaw. Sophie si conséquences yi. waaw bon li ma siy wax toujours ma ne ko li ma siy wax toujours l'abus sexuel dévie l'individu de sa trajectoire habituelle. xale bi na gis nga xale bu ñu abusé sexuellement na mu daan comporté woo auparavant day daal di changer d'ailleurs bu ñëwee bureau ba dama naan leen ndax seetluwu leen ay comportement yu bees. am na ñu nga xamante ni si xale yi gën a tuuti dañuy sawlal te duñ ko tey xale bi dootul nelawati xale bi yeneen i comportement lay commencé di te maara day taali abi boobu bu amee suivi grossesse après mën na ko jural yenn jàng genre fistule gis na ni bari na ci xale yi te loolu moo ko ay cëram du mot pour mu mën a préparer voilà xale bu moo tax li may wax souvent un enfant ne peut pas porter un enfant c'est ça xale yi bu ñu ñëwee immédiatement dama leen di dawale ñu yóbbu leen ASBEF ñu xool leen foofu defal leen suivi médical defal leen analyse yëpp ba nga xamante ni si dañuy dégager li nga xam mën nañ xalaat ni xale bi lii war na ko dal parce que waa ji mën na ko transmettre ay maladies yoo xam te sexuellement transmissibles yoo xam ne doo comprendre xam nga lu nekk ci xaj donc loolu ñun automatiquement loolu mooy suñu rôle ñun aussi en tant qu'ONG ci projet bi ñu nekk xale bi bu ñëwee dañ koy yóbbu ASBEF bu def wutal ko rendez-vous mu suivre ay examen su paree ci loolu bu fekkee la famille veut porter plainte également ñu accompagner ko wutal ko benn avocat boo xamante ni moo koy topp di ko plaider jour procès bu également dañuy def des suivis psychologiques pour génnee xale bi loolu nekk ci xelam ba nga xamante ni dina nekkaat ndànk-ndànk également j'organise moi-même des activités récréatives souvent parce que xale bi buñ la kiyalee sa àddina dootul neex dootul retrouver sa joie de vivre da ngay am naqaru xol su ma leen dajalewee les samedis des fois les samedis laa koy def ba ñu toog sama yaram bi day daw da ngay gis dañuy kontaan dañuy sawar ñëw yegsi ci ñun bureau ba tata Sophie boobu ngay dégg da ngay gis ne ñoom bëgguñu sax delluwaat seen kër yi ndax fii la ñuy amee jàmm fii la ñuy mën a waxtaanee partage xam nga discussion yi ñuy def entre ñoom da ngay sentir que ni ñii lii daf leen manqué ci seen biir famille yi te xale bu ñu abusé li may wax très souvent du xale bi kese moom mooy affecté les parents des victimes sont aussi touchés que l'enfant ils sont effondrés culpabilisés car l'auteur est dans la majorité des cas dans l'entourage se trouve dans l'entourage ki koy def maanaam ki ko gën a jege la abus du tëb lu ci bari du tëb rek nekk ko xamante ni si xamu ko ba am na ci nag certes mais le plus souvent xale bi xam na ki ko def. yow Sophie d'où la nécessité madame Mbodj xale bi nga ngay nëbb ay awraam parce que góor tamit góor rek la mën a doon. xale da ngay nëbb ay cëram. mais du prétexte aussi mais du prétexte moom dama yaakaar ne aussi ñi koy def dañoo feebar seen cër yi. man feebar laa ko jëlee bàyyi xale bi muy dem solu tubay solu yére nga bàyyi ko muy sa moroomu doom. loolu tam feebar la ci nit ki. waaw man gis naa koo xam ne feebar la ci nit ki. gis naa koo xam ne fi muy dem sans yére sans mais aussi man yaakaar naa ne affaire yi dina wàññeeku daal. gis naa koo xam ne
bañ ma ko indilee papa yi jiitleem la en fait mais xale bi xamul ni papa yi jiitleem la dafa yaakaar ni papa ji moo ko jur parce que loolu lañ ko mës a wax mësuñu ko wax ni kii du sa papa. donc moo ko yar et tout ba xale bi commencé di développer xam nga rek. ak crise d'adolescence xale bi commencé di am ay formes di affaire yooyu papa yi jiitle bi moo koy jël di ko defal ay attouchement di ko tëddee et puis naan ko boo ko waxee sa yaay. ma rey la. c'est ça léegi xale bi dafa dem ba ni ko sax avant mu koy wax dama lay rey da ko nii dama lay jàngal nga xam sa ay parties intimes. rek et puis dañuy am poids sur ci xale bi en fait ba nga xamante ni xale bi luñ ko wax rek loolu danaan dëgg la. xam nga xale bu la jàppee comme papaam loo ko wax loolu lay def danaan sama papa la. c'est ça xale bi dama ñëwee bureau bi ma waxee loolu aw mu la dul envie rek mbéj papa ji quoi. bu ma ko gisoon ci moment yooyu noonu. non parce que mënatuma woon digérer loolu li ma doon wax dafa c'était trop quand même ci sama bopp bi. parents yi nañu gën a vigilant. parents yi nañu gën a xoolaat. njaboot gi. xale yi aussi bañ a dëgër bopp. man xale yi aussi am na suñu nga xamante ni si lu njëkk njaaga ñoom la. parce que am na parents yoo xamante ni wax dëgg yàlla ñi ngi yar seen doom ci nañu li ñu mën ñi ngi koy def. wallahi alazim li ñu mën ñi ngi koy def mais da cee am ay ñëw xamante ni catégorie boo xam ne dañoo wow bopp ba dara safu leen. yow naqaree waxal xale yu dëgër bopp surtout ak internet bi nii. téléphone yi lu nekk ngay gis. lu ne rajo lépp ngay dégg. xale bi am na benn moment day bëgg a découvrir lan moo xew. te loolu nag vraiment war nañ ci jóg. ñëpp jàpp ci yéen enseignants yi. ngeen jàppale ñu parce que ñun vraiment ñu ngi ci yaakaar naa sax dina gën a wàññeeku parce que suñu association bi taxawoon nañ benn cellule boo xam ne cellule de sensibilisation lañ koy wax. léegi comme ñun dañuy dem ci école yi ci cellules yi di waxtaan ak xale yi di leen sensibiliser. mais dañuy jël ay personnes ressources comme genre ñoom Sophie ñi la chégite ou bien ay sages-femmes di waxtaan ak xale yi di leen conseiller xam nga loolu tam dina wàññi lu bëri. am na solo voilà. Afia FM ci juróom-ñeent fukk ak ñett gu tomb neen. jaajëf madame Mbodj ñu ngi lay jaajëfal ci sa teewaay si émission bi temps bi xoj nañu. di bàyyi la rek nga daal di tàggoo. donc balaa may kii maa ngi gërëm. waa rajo bi Afia ci invité bi ñu ma invité. dëgg fa yàlla waxtaan bi am na solo. ndax lii rek lañ mën a jàppalee xale yi genre émission yi mun nañ ci jàppale xale yi parce que seen parents yi mun nañ ko déglu am na importance. aussi di gërëm sama waa école Aimé Viviane Badiane di leen gërëm bu baax a baax. di gërëmaat sama monsieur Mbodj comme ni nga ko waxee. di gërëm monsieur Mbodj di gërëm aussi sama waa koñ. Caaroy bi ma dëkk di leen gërëm bu baax a baax. di gërëm aussi waa CGIT franchement parler ñoom aussi ñu ngi jàppale enseignants yi seen liggéey. ñu ngi jàppale bu baax enseignants yi seen liggéey ndax ñu ngi def tuuru école yi di sensibiliser xale yi loolu aussi c'est une bonne idée. dëgg la jërëjëf madame Mbodj Sophie ñu bàyyi la nga tàggoo. d'accord Maïmouna comme nu ma koy waxee saa su ne di jaajëfal auditrices yi nga xam ne ñoo ñuy safoo tout le temps di ñu déglu waxtu bi di la remercier également mais di tàggatoo ak waajur yi rek parce que man ñoom laay waxal tout le temps parce que waajur rek moo mën a defar société waajur moo mën a taxawaay bu nga xamante ni si société bi dinañ dem ba ci ñu mën a changer un tout petit peu parce que li ñuy gis doy na waar fi mu nekk nii nous avons une obligation citoyenne de s'engager à la protection des enfants ñun ñëpp ci war a jàpp dugal ci suñuy loxo amul kii que ce soit ñëpp amul da nga war a joxe dépense wala ndàngam dépense bi c'est après gis nga li jiitu ci xale boo ko joxee li jiitu ci moom dara du ko fëkk bu ngeen di baxal ndox di naan sax ngeen baxal ko mais am na lu nga xamante ni ci ay jikko ay valeurs yu ñu war a indiwaat yoo xamante ni ci xale bi bu koy roy bu màggee dina fier ci nekkinam dina ni kat man sama papa ak sama yaay jox nañ ma éducation bi war ci man donc nous devons revoir nos attitudes et par conséquent changer de paradigme la violence sexuelle est une urgence foofu lay tàggoo di la remercier également sama invité madame Mbodj
naa la wax ni nabaate nga torop nga nekk di remercier merci beaucoup Maïmouna c'est gentil. jaajëf Sophie Ndiaye di ko jaajëfal moom it di jaajëfal waa CGID ñoom yi nga xamante ni saa su ne ñoom la ñuy lëkkaloo ci émission yu mel nii ngir waxtaanee nekk ñu xale yi lii leen fi ni woon tey ci suñu waxtaan jëm ci wàllu abus sexuel yi nga xamante ni nemmeeku nañ ko ci xale yi di leen jaajëfal ci déglu bi yéen suñu auditeur ak auditrice di leen jox dig daje incha allah. ONG bii di CGID lëkkaloo ak World Vision ci ndimbalu Union européenne ak rajo Afia FM ñoo leen di digtal ay série d'émissions ñeel wàllu métital ak abus sexuel yi ñuy teg tuut tànk yi alxamis lay doon ci weer wu ne bu juróomi waxtu jotee jàpp juróom benni waxtu Maïmouna Sarr Malo dina ci dalal ñi nga xam ne seen xam-xam màcc na ci wàllu woowu waaye it ay sociologue ngir rek ñu taxaw seetlu jafe-jafe yooyu tuut tànk yi di dund waaye it ñaax askan wi ngir soppite ci wàllu woowu ONG CGID ak ay partenaires am